jërëjëf Abdou Lahad bala ñuy agsi ci loolu am na loo junj sànq que ni da ngeen indi benn programme inclusif et participatif programme boo xam ni daanaka bàyyi na xel ñëpp te laaj na tamit ku nekk dugal ci loxoom. programme boobu war a tax ñu jox leen dëkk bi. ndax mën nga ñu ko faram-fàcceel ak nga wax ñu nan ngeen ko fas yéene tërale. Pape Diakhaté sëñ Pape doyen laaj boobu aussi dinaa ci sawar ndaxte ñun suñu programme bi nga xam ne incha allah ci fan yi di ñëw dinañu def benn journée d'investiture bu mag boo xam ne suñuy kilifa ci Yewwi Askan Wi au niveau national ñëpp incha allah dinañ teew ñu fas yéene wax ak Louga ay dinañ ko wax ci kàllaamay tubaab dinañ ko wax ci wolof dinañ ko wax ci séeréer dinañ ko wax ci joolaa dinañ ko wax ci langue yëpp te dinañ ko farañ fàcce ba wàllu Lougaatuwaa ñi fi dëkk fii en tout cas làkk yi fi ëpp te nekk fii ci dëkk bi incha allahu dinañ wax ak ñoom ci li nga xam ne si mooy suñu programme muy benn ñaareel ba aussi pour wax ci programme boobu noonu suñu programme li muy yaatu yaatu aussi mën nañ ne bu doon jëmm la ñaari tànk yi mu taxaw mooy la jeunesse ak la diaspora lu tax ñaar yooyu nit aussi bu fekkee ni da nga bëgg a développer dëkk wala da nga bëgg a développer mbir mu mën a doon yaakaar naa ni da ngay xool ay force am ak ay faiblesse am soo xoolee Louga fii suñu force bi ñu am mooy la diaspora beneen bi aussi mooy la jeunesse ndax am nañ une population très jeune bu nga xam ne daanaka 80% ñi dëkk fii ci dëkk bi Louga gi amaguñu 30 ans ay xale yu ndaw lañu ñooñu aussi di une bombe sociale buñ ci deful dara buñ ci waxul buñ ci wutul ay solution diaspora bi aussi li tax ma ni mooy suñu force aussi te di suñu pilier wu programme dañoo dem aussi def le tour de la diaspora gis aussi xam aussi ni Louga kenn mënul wax aussi te doo wax diaspora bi ndax tey aussi comme ni ma ko waxee li fi baax ku si néew Baye Djili Mbaye moo ko fi def ak yeneen bonne volonté ci wàllu infrastructure publique lay wax li fi baax ku si néew ci wàllu privé aussi moodu yi ñoom ñoo defar seeni kër defar seeni mbir ba mu baax diaspora bi xëy na nag am na ñeneen ñoo xam ne génnuñu dëkk bi ñu ngi ci dëkk bi yàlla defal leen teraanga ñoom it ñu ngi góorgóorlu waaye li ci ëpp daal en tout cas kër gi Louga jàpp naa ne tey téeméeri kër yoo jël juróom fukk yi wala juróom benn fukk yi wala juróom ñett fukk yi xam naa ne boo moytuwul da nga fa fekk moodu mu nga ci bokk na nekk na ci kër googu te aussi yaakaar naa ni dépense ban fay joxe wala la ñuy dundee foofu lay jógee ndax sëñ Pape dama lay wax ni la Covid bi laataa muy agsi laataa Covid bi agsi chiffres yi nga xam ne amoon nañ ko ci diaspora bi bis bu ne diaspora bi dina dugal 1,3 milliard ci Sénégal diaspora bi yëpp boo leen boolee 1,3 milliard 1,3 milliard yooyu Pape yaakaar naa Louga bu ñu nee diaspora Sénégal bu ñu nee immigration Sénégal xëy na bu Touba jëlee 40% yi ndax Diourbel ak boor boobu xëy na Louga mën naa jël 40% bi ci des ak Matam fële ca kaw donc muy aussi sunu nord bi rek quoi donc kon Pape ñooñu mënoo defar dëkk bi te boolewu leen ci mënoo defar dëkk bi te boolewoo leen ci ay fànn yu bëri ndax au-delà de parce que bu ñu nee en général diaspora li ñu njëkk a xalaat mooy xëy na ñi wuti woon doole am alal et cetera au-delà de alal jooju ñu yor au-delà de investissement yi ñu mën a def ci dëkk bi parce que jamono yi weesu rek am na sama benn xarit boo xam ne dañu ànd mu war a investir Ndakaaru war a jënd espace boo xam ne Ndakaaru la koy jënde yàlla xam na ni bu mu waxee chiffre bi mu ko war a jënde nga xam ne si ni terrain Mamel ku ne xam na la fa terrain di jar bi ñu waxee li ñu ko war a jënde vraiment sama yaram dafa daw ndax dama xam ne un Lougatois dem na ba wuti ba am ñëw mënoon naa investir Louga mais mi ngi investir Ndakaaru ndax yàlla xam na ni foofu aussi amul choix foofu moo dox foofu la mën a investir loolooy tax ñu jàpp ni war nañu créer un cadre de développement pour que diaspora bi mën a investir fii Louga cadre boobu noonu bi ñu ciy wax su suñu programme boo ñëwee ci diaspora bi da ngay gis ni li ñu njëkk a proposé mooy un bureau de la diaspora sëñ Pape premier rôle la mooy régler les problèmes de la diaspora parce que ña fa am këyit am ay jafe-jafe bari na ña fa amul këyit
lang fa yàgg fa bari na ña fa seeni doom juddoo amuñu nationalité foofu amuñu nationalité fii bari na ña fa am ay problème mu santé mënuñu faju ndaxte xëy na amuñu ay kayit bari na et cetera et cetera loolu ay jafe-jafe la yoo xam ne ñu ngi koy dund foofu ñu nekk am ay jafe-jafe aussi yoo xam ne ñu ngi koy dund fii ñu bàyyi seen njaboot ndax am na si ñoo xam ne ñii seen njaboot léeg-léeg mu tasaaroo parce que ku ne xam na ni sori dafa jafe sori dafa metti kër goo xam ne xii borom kër ga newu fa xëy na léeg-léeg na nga bëggee mu doxee ko lépp du mën a am na ay jafe-jafe yoo xam ne ay problème sociaux la yoo xam ne dañ koy boole ci bureau boobu nga ci loolu nga xam ne moom lañ tuddee bureau de la diaspora aussi rôle am day nekk ci conseil orientation de la diaspora parce que conseil orientation bi aussi li koy waral mooy bu mu nee diaspora aussi en même temps moodu yi liggéey ñu ngi ci xale yi jàngi ñu ngi ci aussi xale yi jàngi man pour la petite anecdote man bi may jàngi bitim réew université bi ma doon demandé pour dem fa yàlla xam na ni la ma demandé woon dañ ni ma li nga jàng ak li nga fi ngay toll waroo def lii demal def lii li ma wax sànq ni technicien supérieur bi ma wax tubaab bi ñoo ma ko tànnal seen bopp ñoom ñoo xool ni ma sa dayoo fii lii nga war a gën a mën a def que li ngay demandé lan moo ko waral mooy aw ma orientation aw ma conseil xamuma xam-xam ya fa ne xaw ma dara waaye comme yëfi xale bëggoon naa dem aussi ma ni naa dem donc loolu aussi conseil ak orientation la conseil ak orientation boobu aussi day nekk ci investissement naka la ñuy investir ñoom biir dëkk bi xam nga tey boo demee dëkk bu mel ni Maroc ñoom nga xam ni jegewul bitim réew torop soriwul bitim réew bu vacances été bi jotee dañuy ñibbisi ak seeni oto dañ koy dawal boo demee léeg-léeg dañuy def ay tentes gouvernement bi dañuy def ay tentes ci àll bi bu ñu ñëwee boo wàccee dañuy xam ni fii boo fi defee ñaar fukki fan boo moytuwul li nga indi dana jeex bala muy jeex la ñuy wax ak yow ñi la banque yaa ngi nii projet yaa ngi nii gouvernement baa ngi nii justice baa ngi nii aussi assurance yaa ngi nii soo investiree ku ko lekk justice bi dana teel teg loxo su tàkkee wala mu lakk wala mu ay jafe-jafe am ci assurance yaa ngi nii projet yaa ngi nii tànn ci bi la neex banque baa ngi nii nga tànn ci bi la neex boo xam ne moo bëgg mu accompagner la si sa projet wala ban projet nga bëgg a ànd dem bokk ci nga ñëw bokk ci loolu tey ça se fait ça commence à se faire maa ngi nuyu d'ailleurs au passage sama xarit Mokhtar Sarr nga xam ne si nii Rijal Holding tey Touba amul benn entreprise bu fa ñemee dem di concurrencer Auchan entreprise ba fa nekk di Auchan par exemple laay bëgg a wax demul Touba ñemewul a dem Touba ndax entreprise ba fa nekk seen champ ay waa Touba ak ay sénégalais ñoom ñoo ni dañuy defar suñu bopp créer entreprise bu nga xam ne dañoo ko def à action simplifiée kenn ku nekk jënd ci action man miy wax ak yow sax jënd naa am naa ca 20 fukki action 25 000 francs tey loolu fii day Louga jaaduwul tey ñuy def fête gu rëy naan dañuy tijjul bu ñuy tijji benn supermarché boo xam ne man bi ma ñëwee ba dugg ci supérette ba dama xaw a ruus tey Modou yi tey boo leen woowoon ci projet bi mel noonu dañuy dugal seen xaalis bu ñu amee garantie ni maire bi ma nga fa te ka ko yor ku loxoom set la ku xam diaspora bi la ku am ngor la et cetera te aussi assurance yaa ngi fi lépp a ngi fi kooku tey dañuy investir dañuy dugal seen xaalis tey loolu aussi lan moo ko mën a créer lu dul un bureau de la diaspora boo xam ne si nii day def projet yu mel noonu accompagner immigration bi dem jëli projet yi au delà de yi nga xam ne si nii maa ngi koy wax nii tey aussi xoolal dëkk bu mel ne Louga ak ni fi Modou yi mel ak ni fi waa diaspora mel Covid bii génn at fu ñoo jàngal lu bari boo waree dem dellu bitim réew ñu ne la nga war a def ay test Covid soo demul Ndakaaru wala nga dem Touba doo ko def lan moo waral loolu mooy suñu autorités yi ña ca kaw moom seenu ñàkk respecté ñu seenu ñàkk respect ci ñun moom du lu muy waxaat waaye ñii représenté ñu taluñu ñu défendre ñu tey bu ñu demoon fu leen ne la bëgg ñuy defee test Covid fii ci dëkk bi loolu du jël dara test Covid mocc bopp yu metti moo ko gën a jafe test Covid du dara lan moo tax mënuñu ko war a mën a def fii ci dëkk bi da ngay dem ba Touba ba fi may waxee yow ni boo ko bëggee da ngay dem Touba wala Ndakaaru loolu lan moo ko waral mooy ñàkk considération ci diaspora bi ñàkk leen a faale ak ñàkk leen a teg fenn muy loo xam ne aussi bureau de la diaspora boobu ñuy wax tey dina ko mën a régler sëñ Pape aussi am na lenn loo xam ne xëy na foofu laay jeexle ndax mu duggee ci programme bi dafay bari te xëy na un jour beneen bi yoon danañ fi ñëwaat gën koo yaatal te aussi équipe bi ma àndal incha allah au niveau des radios au niveau des télévisions locales dinañ fa dem mën a expliquer le programme tey aussi banque de la diaspora bi nga xam ne si nii boo demee ci programme jot na bi président Ousmane Sonko waxoon da nga ko fa fekk banque de la diaspora boobu kan moo ñu ci gën a yey Louga fii
créer banque bu nga xam ne si ni tey man su ma ñëwee indaale samay 300000 jël samay 100000 francs denc fa bu ko defee mu nekk xaalis boo xam ne bu baree ba dajale danañ mën a investir ci biir dëkk bi et cetera banque boobu noonu tey ña koy gérer man tey jii bi may wax yow tey ci suba maa ngi recevoir sama xarit boo xam ne moom moo doon directeur généralu daanaka Rhône-Alpes nga xam ne région bu rëy la ci France moom moo doon seen directeur généralu Crédit Mutuel moom moo doon directeur tey ci suba Saint-Louis la jógee seet si ma ñëw ki quartier général bi fii da doon dem Ndakaaru jaar fi lu tax ma koy wax mooy dama bëggoon it fii la dëkk di sénégalais am xam-xam bi ba mën a jiite ay banques yu toll noonu tey bu lay jox boo demee France da nga fay fekk benn banque bu ñuy tuddee Crédit Lyonnais ay Lyonnais ñoo ko créé tey banque yu gën a mag ci àdduna la bokk ay Lyonnais ñoo ko créé ni ñun waa Lyon bu ñu mënta am banque aussi dañuy am ay microcrédit dañuy am fu ñuy dugal suñu xaalis benn par benn tey mu dem ba doon banque xaalis bu bari ne fa ñu koy investir ci biir dëkk bi di ko surveiller di ko xool et cetera muy ay investissement xam dëkk bi tey fii waroon ci fi mën a def xam nga loolu muy banque de la diaspora et cetera donc kon Pape projet yi bari na yu jëmee si diaspora bu jëmee ci jeunesse bi moom bu ñu ko doon wax fii ba suba xëy na danañ fi yàgg ndax li ma ciy wax rek mooy di gàttal mooy ba tey mu dëppook suñu jàng ndax boo demee ci téere sëriñ bi bu ñuy wax Tajawud du Shibaan fi muy wax ak les adolescents sëriñ bi dani foofu am na benn bayit bu mu naan fa alxilmu wal xamalu jawharaani alxilmu wal xamalu jawharaani maanaam day wax ni xam-xam ak jëfe ñoom ñooy gànjaru àdduna xam-xam ak jëfe donc kon loolu lañ fay jàngale mooy bépp xam-xam boo xam ne jëmul ci xam-xam bu nu mën a jëfee jëmul ci pratique amul solo ndax formation dafa war a jëm ci métier bu jëm kër loolooy tax ñun ci suñu ndaw ñi dañoo manqué compétence dañoo manqué formation mais dañoo leen a bëggee defar ay formation yoo xam ne si nii dañuy am métier directement dañuy ànd ak ay métier te loolu tey ay formation yoo xam ne dañ ko war a seq ak école de formation yi seq kook municipalité bi ndax xëy na am na ay famille yoo xam ne seen loxo jotul seen gannaaw am na ay bourses yoo xam ne dañ koy tuddee bourse de la municipalité ay bourses municipales yoo xam ne dañ koy jàppale école yooyu noonu bu ko defee en même temps aussi ñu seq kook beneen partenaire aussi muy les entreprises locales yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci dëkk bi bu ko defee Pape tey école boo xam ne si ni tey école de formation la di laaj salaire di laaj mensualité 100 000 francs bu fekkee am nga tey xale boo xam ne bu dee weer wi 2 mois 4 semaines la fi doon def léegi weer wi 2 semaines la fiy def kooku fay ga muy fay wàññeeku na te aussi en même temps mu wàññeeku 2 semaines yi muy absenté mi ngi ci entreprise bi nga xam ne moo koy formé ci métier bu mu mën a def en même temps municipalité yi di ci def loxoom di leen jàppale di yombal di def ay facilité ci au niveau de la fiscalité au niveau de yeneen ak yombal bi ak encadrement bi mën koo defal ndaw ñi pour mu nekk ay formation yoo xam ne àdduna li may wax nag léeg-léeg damay faral di wax ni léeg-léeg ngay wax loo xam ne dañ naan kii dafay mën a rêver wala day wax loo xam ne mais li may wax maanaam boo ko defee bu ñu ko defee ndaare la ñuy wax ndax àdduna foo dem moo fa am maanaam dara jaabul solution yi du ay solution jaabul àdduna foo demee France Suisse partout dans le monde formation yi léegi amul benn ndaw buy nekk weeru yàlla wala atu yàlla ci école toog ñu naan la nii la mbaam mi mel mbaam day ami bëñ mbaam day ami tànk day ami geen non da ngay ñëw ñu ni la nii la mbaam mi mel bu ñu la ko waxee 2 semaines beneen semaine ba ci topp dañ lay bàyyi ak mbaam mi muy formation pratique nga mën a pratiquer am xam-xam loolu moo xew ci àdduna loolu ñu moom lañ bëgg fii ci Louga ñu mën koo def te c'est possible c'est pas compliqué loolu la ñu wax ak jeunesse bi tey diaspora tey lii nga xam ne moo am tey jeunesse boo xam ne si ni seen métier mooy dawal Jakarta te dawal Jakarta dugg ñoom ñoo ko xalaat ñi ci kaw ñoom ñooy débrouillé wu rek nag gis ni am na Burkina Faso am na Kaolack et cetera ñu koy def ñooñu tey aujourd'hui loolu lañ leen di proposer aussi beneen affaire boo xam ne lu am solo la te mu nekk lu un programme phare ci suñu muy nekk un axe phare ci suñu programme mooy métier yi nekk ci biir dëkk bi nii muy menuisier métallique yi ak menuisier yi bois aluminium et cetera dañu ni dañ leen di regrouper ci ay zones yoo xam ne moom la ñuy tuddee ay zones d'activité
bu ko defee dëkk bi képp koo xam ne tey soxlaati nga menuisier da nga am fooy dem ñoom ñëpp fa la ñuy nekk loolu day ndu concurrence wala day attirer nit ñi loolu dañ expérience ba xam-xam boo xam ne àdduna jëfe nañ ko jëfeeti ko def nañ ko dañ leen fa yóbbu ñu nekk ay zone d'activité yoo xam ne fa la corps de métier yi daje ndax bu ñu fa dajee dafa am leneen loo xam ne ñun dañ koy def comme dañu bëgg a jàppale ci formaliser leen dañ leen di boole ak benn bureau boo xam moom dañ leen fa yóbbu mutuel lay doon bureau bu ñu bokk ñoom nga xam ne si ni seen comptabilité dafay am ku fay nekk mën leen a encadrer di leen jàppale ci seen comptabilité di leen jàppale ci seen déclaration fiscalité di leen jàppale aussi ci seen gestion di leen wax ni kuy gérer kat nii ngay def da ngaa war a am un tableau da nga war a am un tableau de bord da ngaa war a am une visibilité ndax kat kuy dawal oto da ngaa war a am lu ñu tuddee tableau de bord war ngaa xam vitesse bi ngay daw war ngaa xam fi ngay yam et cetera loolu mooy tableau de bord ñu xamal ko nit ñi former leen ci loolu naka la ñuy gérer une entreprise te loolu xam nañ ni dafa diis ci entreprise bu nekk mu war koo yor wala nga yor sa benn entreprise boo xam ne da ngay jugo ko daanu bëgg cee def ay yu ni mel moo tax ñu ne dañ leen di boole rek benn bureau boo xam ne dafay nekk moo xam day mutualiser compétence yooyu noonu pour ñoom en même temps dañuy résoudre ay problèmes parce que bu fekkee ni menuisier yi laa jël tey mécanicien yi laa jël kon huile bi ak li nga xam ne si ni mooy débris bi ak yi nga xam ne dañ koy sànni ci dëkk beeg et cetera ñu mën leen a defal te li may wax nag lu am la ci ay dëkk yoo xam boo demee fekk ko fa ay système de canalisation yoo xam ne si nii atelier mécanicien yëpp ñoo ko bokk ñëpp ñoo ko bokk huile bi da ngay bàyyi rek muy rogalaat di dem ñu koy récupérer bu ñu ko récupérer def ci leneen ak leneen. ndax leneen lañ mën a gérer huile bi dee boobu noonu. mbalit mi bu ko defee dañuy régler ay problèmes écologiques ñi nga xam ne si nii ci menuisier bois lañ nekk aussi kopp bi ñu koy def noonu di ko récupérer. nga xam ne dëkk bi dana am ay zone d'activité aussi nga xam dañoo privilégié quartier périphérique yi nga xam moo nekk ci dëkk bi pour activité yooyu tànn nañ leen xam nañu quartier bu nekk lan ak lan lañ fay def ñan la ñuy déplacer foofu bu ko defee dañuy résoudre loolu résoudre aussi désordre bi nekk ci biir dëkk bi ndax mënoo nekk ci sa kër tabax ko defar ko aussi ba mu jekk suba bu ngoon boo toogee ni danaa lire tuuti sax wala ma jàng tuuti yaa ngi dégg 15 ministre baa ngi sa wet mécanicien baa ngi sa wet ga ñuy tëgg ngi sa wet ñuy dóor et cetera loolu aussi cadre de vie bu ñu koy wax aussi def ci bopp nga xam ne si nii dëkk boo fa newee tabax sa kër aussi ba noppi wala liggéey ba ñëw da nga war a nekk dëkk bi dafa am war a am une paisibilité maanaam dafa war a dal googu li koy waral mooy ñu génnee métiers yi nga xam ne si ni ay métiers yu am bruit la ak yoo xam ne dafa am pollution et cetera dajale leen ci ay zone d'activité loolu dana tax dëkk bi dund dana tax aussi quartier périphérique yi nga xam ne dañ leen a fàtte ñu mën a am ay activités yoo xam ne si dañ leen koy def vraiment ba loolu moo jëm ci jeunesse bi. D'accord. moo tax ma ni bu ñu ko doon wax ci jeunesse bi yaakaar naa ni fii mën nañ fee toog ba suba. D'accord. vraiment damay gàttal kon foofu xëy na yeneen jamono dinañ mën a ñëw ci. gën a yaatal waaw gis nañ ci say réponse wax nga ci wàllum investissement insisté nga ci bu baax en même temps aussi wax nga tamit instaurer un cadre de développement vous avez tamit signalé les problèmes de la diaspora mais man fi may taxaw rek moom mooy tey su ma doon laaj Abdou Lahad Ndiaye lan mooy programme am ak ban vision la gis ci Louga lan ngay wax ñi lay seetaan. waaw Badou waaw yaakaar naa li mu laaj ñi moom laa tontu waaye xëy na nag man maay xaabaabal léeg-léeg ci samay tontu ba laalaale leneen waaye Badou pour bañ la kii ma tontu si ma dolli ci rek la vision xam nga la vision mooy lan weesuwul yeewi askan wi loolu mooy la vision ndax damay faral di wax dama koy wax sama ay ma ni leen Churchill mooy président Angleterre bi nga xam ne si bi guerre bi amee bi mu ñëwee sama boobu xam-xam moom moo bàyyi saa yu moom su ma nee bi moom dafa may teg ci yéen dama ñu Churchill lu mooy fàttali tur yi ñii nag ñun ñooy jeunesse bi nga xam ne une jeunesse consciente ñuy une jeunesse consciente une jeunesse bu am xam-xam kenn du leen solloo ay di leen tàccloo kenn du leen wax aussi loo xam ne tegewul ci yoon leer nga leen di wax gis nga bi ma nee bi ma nee Churchill mu wax ma tur yi Churchill moom moo doon président wu moo doon premier ministre Angleterre ci guerre bi mu ñëwee ko lan mooy sa vision mu ni gagné ñu ne ko lan mooy sa stratégie mu ni gagné lu ñu ko mën a laaj mu ni gagné mais it Badou man du ma lay mën a tontu ci laaj boobu mooy boo nee ma lan mooy sa vision mooy yeewi askan wi lan mooy sama stratégie aussi yeewi askan wi loolu laa lay tontu sànq junj naa ko nii wax li tax ñuy wax yeewi askan wi Badou xam nga ñun dañoo tënk tënkaay boo xam ne foo ko takk weesu na ko. li tax ñu war leen
yeewi ci boppam mooy tey xam nga maa ngi wax ay yenn métiers yi am na lii nii clavier bii nii clavier bi ñuy utiliser tey di ko dugal ci suñu ordinateur yi est-ce que xam nga ni dara ba daray boolooy jeex ci xam-xam newu ci dara du compliqué wul du dara est-ce que xam nga ni suuri yii nii ñuy bës nii suuri dara ba daray boolooy jeex ci xam-xam newu ci du dara lampe LED yii nii nga gis nii mag sama benn xarit dañuy toog ba mu yàgg mu ne ma laat bu ma wax ay dara ba daray boolooy jeex de bu dee dara newu ci nañ ko def ma ne ko bismillah nañ ko def ñu jënd ab lampe dajji ko 4 éléments moo ci nekk muy kawsu bi nekk ci kaw weñ gi ak kiiwu électronique bi nekk ci biir su ma ko indi woon sax dinaa leen ko wan am na ñu dajji ko bi ñu ko dajjee ñu gis ni li ci gën a compliqué loolu ka koy defaral waa Samsung moo koy defaral waa Philips moo koy defaral marque yu mag yëpp ñu dem woo kooku noonu commandé mu defaral ñu loolu indil ñu indi produit yi marque bi ñu tuddee ko marque gaynde lañ ko tuddee marque bi sax xam naa ne bientôt da ngeen ko gis ci marché bi LED yi lay defar loolu dara ba daray xool boole jeex bokku si te dañoo bëgg incha allah fii lañ ko bëgg a def ci Louga usine de dajale bi assemblage bi fii lañ ko bëgg a def Louga te bëgg nañ bu ñu demee ba jamono ba yàlla may ñu li ñu bëgg électronique boobu ñuy jëndi fële sax ñu koy defee ndax loolu rek moo ci compliqué te loolu dara badu vraiment donc kon loolu yëpp nekk ay métier xoolal kaas bii nii badu ba fi may waxee yow ni dañ koy importer porcelaine bii mooy ñuy nekkee ba fi may waxee yow ni dañ koy importer maanaam te loolu du daree xam-xam maanaam loolu ca xam-xamu néandertal la bokk fële ca nit ñu njëkk ña du xam-xam ay porcelaine nii defar ay kaas ak yii nii du dara ba léegi dañ koy importer mënuñu ko def lan moo ko waral yeewi askan wi yeewi xel yi bañ mën a def loolu fii ci dëkk bi waa Louga lu am ci dëkk bi ñu koy defee ci dëkk bi waa Louga di ko jëlee ci dëkk bi la preuve baas bii nii bañ koy def yi njëkkoon am na yu njëkkoon def yoo xam ne Dakar lañ ko defee mais bi ñu xamee ni am na ay ndaw ñu koy def fii ci biir Louga fii lañ ko defee gis nga lépp lu am fii Louga waa Louga dañu ko defee ci biir dëkk bi mais le problème mooy yeewi askan wi bañ koy defee fii biir Louga loolu la. voilà justement président xam naa fa la ñuy jeexale ndax ne ñu ngi wax ni 7 minutes moo ñu def. xam naa tontu bi foofu day gàtt xëy na yaa ngi wax yeewi askan wi yaatu na dafa ëmb lu bari mais bëggoon naa nga mosoon tuuti ci li nga prévoir ci jigéen ñi ak sport nga xamante dafa am solo te nga sopp ko lan ngeen ci prévoir ngeen waa coalition yeewi askan wi. Badou ñu ngi lay sant bu baax ci laaj boobu sànq bi muy lim yeewi askan wi aussi maa ngi ci lim benn mouvement bu nga xam ne ki ko jiite muy soxna Amy Seye di ko nuyu au passage di nekk soxna su am fit ndax jàpp naa ni fii Louga moo fi njëkk a def déclaration ni dama bëgg a dem ca mairie ba ku ne dégg na ko kooku aussi bokk ci ay mouvement yu ñuy tuddee ay femmes leaders bokk ci yeneen mouvement yoo xam ne si ni ñu ngi ci biir coalition bi ñu muy les femmes ñooñu dañoo am seeni programme yi bopp ndax dañoo am seeni bëgg-bëgg bopp am seeni jafe-jafe bopp seen programme yooyu noonu dañ koo boole ci suñu programme bi weesuwul organiser leen accompagner leen former leen ñett yooyu la organisation formation ak accompagnement organisation mooy lan mooy jigéen dañu nekk ci ay xeetu mbir yoo xam ne ba léegi sama ñaari gars ya ma doon tudd ca njëlbeen émission ba ñoo waral mu demee nii muy Mamour Diallo ak Moustapha Diop ñoom ñoo fi indi benn système boo xam ne lu baax la à la base muy lal basang mooy rek ñëw teg kenn ku nekk di indi li nga am ba at mi jeex bu ngeen teggee mu am lu mu jël daal leen cay tegal économie la c'est vrai microéconomie la microfinance la dañuy dajale mais dañ koo yàq ba def koy instrument politique yoo xam ne soxna su fa ne dañ lay jël sa carte d'identité dem yóbbu la ci bureau de vote boo xam danañ la mën a manipuler wala bu ñu xamee ni bokkoo ci mbir yi danañ la indi lay jafe-jafe wala doo bokk et cetera téye carte d'identité yooyu noonu jël seen i numéro de téléphone di def campagne maanaam sonal leen amuñu benn autonomie loolu dong la ñuy def depuis 7 ans moom la ñuy def ay lal basang ñun ñu ni lal basang baax na mais dañoo bëgg soxna yi dépassé foofu te tax am na soxna yoo xam ne dépassé na ko ndax suñu coalition bi mën naa citer Adja Yacine Thiam nga xam ni lal basang la tàmbalee mais tey soxna yi muy yor biir sanc ba yooyu yëpp dañoo autonome dañuy yor seen activité économique di ko doxal loolu tey
ñun foofu lañ bëgg a dem ak waa dëkk bi surtout jigéen ñi ndax aussi mënoo ñoo continuer dans l'informel nga xam ne boo informel boo nekkee ci informel tey li ngay liggéey bu amee jafe-jafe assurance bu amee yàlla bu la ci ndogal fekkee sax doo am ay garantie kenn du la rembourser loolu informel moo koy waral informel aussi day waral ni du ngeen efficace ndax damay joxe exemple di wax ni boo demee marché poisson bi fi ñuy jaay poisson da nga fa fekk lu mat ñeent fukki jigéen yoo xam ne ñëpp dañuy jaay jën kenn ku ci ne tey da ngay jaay ñaar fukk bu subaa nga jaay téeméer bu subaa nga jaay ñaar téeméer bu subaa nga jaay leneen ndax wërsëg tolloowul ci bis yi ñu koy defee kenn ku ne sa wërsëg ngay dàqante ci biir marché bi te yow man ak yow ñoo dend ngay jaay jën may jaay jën te au-delà de jafe-jafe yi muy indi ci concurrence beeg xatalante beeg marché bi taxaay beeg yu ni mel du ngeen efficace parce que dans l'informel ngeen nekk tey dañu ni soxna yooyu tey boo demee bu bitim réew marché poisson bi dañoo dafa mel ne ñu fekk soxna yooyu di jaay jën ñu daal di leen di wërale ab mur ni leen léegi bis naka tey yéen ñëpp yéen a bokk entreprise bu ngeen bokk yéen ñëpp jigéen ñu baax ñi jën consortium ngeen bokk noonu la tudd tey ñu ne ñu ne leen waaw ñu ne leen bis naka tey jaratul yéen ñëpp ngeen xëy si di jaay si jën ndax fii bu ñu leen wërale daa am bunt kay jaay ma nga ca bunt ba ñaar wa ñetti nit lay doon jën yi ngeen koy jar fii ku ñëw tànn la muy tànn kuy génn dem pesé bu génnee fay ñu jël xaalis def ko ci keesu jigéen ñu baax ni jaay jën concession ñu def ko ci seen kees suñ ko defee jigéen ñeent fukki jigéen yooyu nekkoon ci biir marché boobu noonu génn nañu boole nañ seen i wërsëg d'ailleurs parce que kii dana jaay téeméer kii jaay junni léegi yéen li ngeen daan jaay yëpp yéen a xëy koy jaayee loolu yéen maintenant yéen a bokk ci ngeen di jënd ndax mën ngeen a dem ba àgg ci am ay fournisseurs yoo xam ne dañ leen di def dañ leen di jaay yéen ndax seen entreprise bi ngeen yor léegi maintenant aussi mën ngeen a dem ba am seen i camion bopp muy dem daal di jëndi jën aussi mën ngeen a dem ba camion yooyu di dugg di Diourbel di dugg ci biir dëkk bi fi nga xam ne si jegewul ndax lu ko géej jaay nii ñaar fukki kilomètres mën nañ dugg ci biir dëkk bi di jaay jën te loolu seen entreprise boobu moo koy dem te aussi da ngeen noppalu tal seen njaboot parce que ñeent fukki jigéen ñi da nekk ci marché bi xar-xar loolu léegi seen jaay mën naan def dañoo bokk wërsëg te ñetti jigéen a koy def te ñetti jigéen ñooñu mën nañ ko def ay employé lañ dañu am salaire te aussi tournée bu leen neexee yéen ñi ko doon def muy tournée di wër loolu mooy l'organisation bi nga xam ne si nii compétence xel ak aussi vision moo koy def ak aussi maire bu tal waa dëkk bi yaa ngi dégg maire bu tal waa dëkk bi moo koy mën toog fii xam seen i jafe-jafe ànd ak ñoom ci liggéey boobu noonu loolu GIE dañ koy def SARL dañ koy def action simplifiée yi ma waxoon tey dañ koy def te loolu domaine boo jël dañ koy def soxna yi macha allah sawar nañu bëgg nañu lu baax et cetera mais amuñu fu ñu dem comprendre nga et puis ñu former leen ci yeneen métier yooyu ma doon wax sànq wax naa ci bu ma ko doon wax tey ñuy fanaan donc ñu former leen ci yeneen corps de métier yoo xam ne si ni am nañ ci accès mën nañ koo def ndax aussi tey jaadu na tey foire internationale yi nga xam ne man dama fay dem parce que xëy na maa ngi yëngu aussi ci njaayum yenn bagage yu nekk bitim réew produit ya fay nekk amul benn produit boo fay gis ñu ni la Louga la jógee amul tey jaadu woon na tey produit yii nii ñu produire cere wala leneen lu mën a doon ba ci ngeer mii may naan tey sànq sax bi ma laajee sama ngeer mi ndax damaa xaw a tawat bi ma laajee sama ngeer mi ñu ni ma ngeer nangam man leen ngeer mii dañ ko war a sax commercialiser industrialiser ko def ko ci ay paquets yu baax nga mën a dugg ci boutique bi jënd sa bouteille yu ngeer teg et cetera c'est de l'activité foire yooyu effectivement amul fecc amul tëb amul aussi borom koppati bu rafet buy ñëw di joxe xaalis ñu naan waa ji fi ne ñëw na xam nga foire yooyu nooyu tey bëggoon naa mouvement ñi ñuy wax ay lal basak ñu leen di nax di jël seen xaalis ci biir dëkk bi ñu mën a àgg foofu noonu seen i produits yegg foofu ñu conquérir le marché national conquérir aussi le marché international te loolu mën naa nekk ndax ñeneen dëkk yi dañ koo def te du dara lu dul compétence ak aussi vision ak aussi engagement bëgg koo def volonté politique mooy tax mu mën a nekk. très bien voilà très bien sport bi rek nga nii rek
ci 2 minutes peut-être sport li nga ci xalaat après ñu tëj émission bi ndax ñu ngi ñuy def si. waaw waxtu wi jeex na. waaw sport bi. moom aussi jaaxaar naa ni barki démb dégg ngeen aussi suñu waa responsable communication ci Njàmbur TV wala Louga TV dégg ngeen ci sport bi yaakaar naa foofu développé na fa lu bari. benn exemple bi mu joxee rek te xëy na maa ngi naan ko la nga waxul rek mooy da ngaa waroon a wax ni suñu programme la bu ñu dégg kenn di ko wax ndax kenn xalaatu ko te kenn waxu ko ci sport bi. jox na leen exemple complexe bii stade bii ñuy wax stade Watel. stade Djibi Diouf. joxe na ko exemple bi. di wax ni tey mënoon na nekk benn centre culturel sportif bu mag a mag boo xam ne tey sport yëpp dañ ko fay defee en même temps animation culturelle yëpp dañ ko fay defee conférence yi nga xam ne waa jeewal yi dañ koy def waa sëñ Moustapha yi ñëpp dañ koy def mën nañ ko mën a defee foofu noonu donte dañuy fay mu xaalis boobu di duggaat ci biir municipalité bi et cetera mu nekk loo xam ni lu rëy la lu amal nit ñi njariñ mais tey boo fa demee amul sax barrière maanaam dara tëju ko ay mbaama fay nekk dara ne amul clôture ay pafta na fa nekk maanaam taluñu ko tax tey sincèrement fi mooy mu ñëwaat sama message bi ma waxoon sànq ma ni gars yi xam naa ni demuñu ndax ne woon naa ku ko dégg mën ngaa dem muy dara rien ne sera comme avant plus rien ne sera comme avant maanaam ci def ñi nga xam ne si ni tey ay doomi Louga yoo xam ne dañoo wuti woon xam-xam ñii wuti woon am-am ñi nekk diaspora prêt pour bokk ci lii nga xam ne si ni mooy fexe téye réew mi ñi ñëpp bokk ñëpp jot à partir de maintenant fii nga xam ne si ni ñun dugal nañ ci suñuy loxo fas yéene yeewi askan wi nañu xam ne rien ne sera plus comme avant parce que tout simplement lii nga xam ne ñu ngi koy gis ci dëkk bi mu mel ni nekk dans un état vraiment honteux sous-développement total loolu dakk na bis na ko tey parce que danañ fas yéene dugg ci quartier yi dugg ci koñ yi wax ak xale yi wax ak ndaw ñi étaler suñu programme wax leen lan mooy suñu vision lan lañ bëgg ci dëkk bi ak naka lañ mën a def ba yeewi askan wi yeewi suñuy xel ba mën a développer ce pays là mën na nekk loolu lañ fas yéene def di jodot incha allahu yaakaar naa ni bu ñu waxee ak nit ñi ba noppi nit dana ruusati taxaw ci dëkk bi di naan sa waay taal na lamp yi sa waay fay na kii bi defar na fatt na pneu yi fatt na télé bi nangam ak nangam yu ni mel sincèrement et puis parfois damay gis ay ñoo xam ne aussi ma profité ci waxaale ak ñoom bu ma naan plus rien ne sera comme avant ñooñu laay waxal maanaam nanu bàyyi Moustapha ci ak moom ci boppam mu défendre bilan am mu ñëw wax ak lugaatuwaay défendre bilan parce que dégg naa ba ki dem kuy def live di ci wax sincèrement di wax naan amul expert amul dara waaw dañ bàyyi Moustapha réew ay kii mais non nan ngay mën a waxee ni réew xam-xam du ko développé nan ngay mën a waxee ni réew mobilisation rëy dara xale xaalis ak bari coow moo koy mën a développé non loolu mënul nekk man Moustapha ku ma naw loola man Moustapha bokkoon na koo xam ne si nii dama amoon ci moom yaakaar ndax Moustapha dafa am ñaari mandarga yoo xam ne moo taxoon ma jàppoon ni war naa mën a développé dëkk bi muy déjà ndaw la bokk na ci jeune maire yi gën a ndaw ci dëkk bi ma ni woon alhamdulilah kii yaakaar naa ni sincèrement il ne va pas s'ennuyer dans son bureau maanaam il ne va pas toog defoo dara di foq baaraam jàpp naa ni ndaw yi ñun mënutuñu loolu mënutuñu toog defuñu dara tappale mënutuñ ko balaa caa ñu dem sport yi wala ñu defi dara dama ni ndaw la xëy na du toog ci bureau am di bañ a xalaat di bañ a def dara ma am ci moom yaakaar beneen bi aussi mooy gis naa ni ndaw la soo xam ni il s'est fait tout seul maanaam bi mu ñëwee Macky ni ko doo dem ak demal topp ci ginnaaw Aminata Mbengue mu déterminé wu ni non ñun ay ndaw la ñoo mën a yor dëkk bi vraiment damay demal sama bopp loolu man dama ko ci nawoon ba léegi dama ko ne sax di ko naw bu ma gisoon dinaa ko mosuma ko gis nag yàlla dogal na mais dañoo amoon ci moom yaakaar mais bi mu ñëwee gën a yéeme ñi fi nekkoon ci Mumbai yàq xaalis corruption nax jaxase suufu dëkk bi jaxase mbir yoo xam ne si nii doy na waar sincèrement parler dama ci am déception moo tax nag tey ñu ni Moustapha da ñuy abal dëkk bi ab diir ñu teg ko ci raay bi comme xale nga doo màggat bu soobee yàlla ndax juróomi at dong lañ koy teg ci yoon wi juróom bu boobaa doo màggat ñu delloowaat la ko loolu laa koy wax ko message. Très bien. Très bien. Voilà.
mi ngi noonu ñu def naa ni jeex na. jotaay bi jeex na grand entretien lañ doon seetaan ñu bàyyi rek doyen ki nga xamante mooy président Lahat mu tàggoo après ñu jox leen wala ma jox leen ba pare jox président Lahat voilà doyen boo xaaral ma jox la nga tàggoo bu dee am nga beneen message boo war a lancer parce que aussi lii defe naa ni exemple la ci les autres leaders yi nga xam ne bëgg nañu daagaan baatu askan wi quand même ñu ñëw toog ñu def ak ñoom grand entretien te defe naa ni am na solo. jërëjëf Doudou encore une fois sama prise de parole bi yoon du doon journaliste bi mais Lougaatois bi lay doon Abdou Lahat fi nga daaneele léegi ci Moustapha bi muy daan Aminata Mbengue xam nga gëmoon na ko ñëpp nee nañ woon maire bi kenn mënu ko déboulonner Louga yow nag ci chemin boobu rek laa lay teg di la ko ñaax fi mu toll nii ñoom ñëpp ku ci nekk sa clientèle rek nga yor clientèle kuy nguuru yor nga ko Sénégal mais c'est une infime partie la majorité électeurs yi la ñi ngi yor seen carte toog seen kër di xaar bis bu rafet il faut y croire et il faut la construire cette victoire c'est mon dernier mot je vous remercie. waaw man fi may terminer rek moom mooy di rafetluwaat action bi nga xamante ni nii ñoom waaye en l'occurrence seen leader di Abdou Lahat Ndiaye ak équipe bi nga xamante ñoom ñoo nekk ci seen gannaaw ku ci mel ni Pape Moussa Bass ki nga xam moom mooy Ndiak Sarr man ñoom lay remercier parce que équipe bu dynamique leen mais man dafa am benn message rek tout à l'heure Abdou Lahat wax na ko tey jii nii politique de jeunesse dañ wax boo nekkee njiit dafa am noonu war nga koo xoole sa at de telle sorte que boo defee benn sortie wa ilaa tey jii nii boo génnee danañ xam ne sax kii lim def fayda moo ko tax a jóg ak fulla ak bëgg tey jii région avancée propos yi mu yëkkati yëpp dégg ngeen ko ci wàllum tey jii nii développement infrastructure politique de jeunesse sport ci politique autonomisation des femmes ak li nga xamante ni rek moom mooy wàllum investissement ak ñu taxawal un cadre de développement yooyu noonu ñëpp boo ko dëxëñee rek day wane ni rek politique de développement lay prôné Abdou Lahat Ndiaye moom laay remercier bu baax parce que tamit c'est pas évident tey jii nii mu def li mel dafa innové wax naa leen sànq nee naa leen tout à l'heure bi may débuté dès l'emblée de mes propos nee naa leen style américain la lii nii style américain la wax na ko tout à l'heure message boobu noonu nag laay lancé waat leader bu ci bëgg lu leer wa ilaa nga bëgg a yóbbu maanaam Louga de A yóbbu ko ba Z da nga war a toog wax sa programme wax ban vision nga am initier ko comme ni ko waaye Yewwi Askan Wi defee jaa ngeen jëf. merci président Lahat ñu bàyyi la nga tàggoo ci benn simili ñu tëj jotaay bi. waaw Doudou maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant doyen Pape Diakhaté di sant aussi Alioune Badara Mbaye sama xarit di nuyu di sant aussi assistance bi di leen masawu coono ci yàggaay bi di nuyu tey sant aussi sama kilifa yi nga xam ne ñoom laa bokkal coalition Yewwi Askan Wi di aussi sant yéen seeni audience seen téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi leen di seetaan ci Njambur TV ak ci Louga TV ak ci Njambur FM di leen déglu direct di leen masawu coono di leen aussi sant ci déglu bi te di leen jéggalu aussi ci lépp loo xam ay rëcc-rëcc la ndax nit matul xëy na man damay faral di wax gars yi naan leen len daal moo ma leer bu ñëwee ma léeg-léeg sa waaye dafa bari xam-xam ma ni lenn ma leer mooy moom fit moom am naa ko waaw xam-xam bi moom wóoruma waaye fit daal am naa ko te borom fit nag léeg-léeg xëy na te bu demeewul xam-xam muy wax lu ëpp wala muy wax loo xam ne xëy na dana génn ci cadre wala li mu yéene woon donc lépp loo xam ne nii rek jaxasoo na ci wala leerul ñu ngi koy jéggalu ñi nga xam ne si ni ñuy déglu muy Lougaatois beneen bi nga aussi bi nga xam bëgg naa ko aussi mooy xëy na léeg-léeg réponse yi xawoon naa gudd jël na temps et cetera mais loolu aussi suñu yéene la rek aussi te li ñu bëgg a wax ak waa Louga yëpp xëy na xajul ci grand entretien bi moo tax ñu leen di jox daje di leen wax ni incha allahu kenn ku ci ne dinañu dox ak suñu tànk te it maa ngi waxaat loo xam ne xëy na aussi sax ku ko def aussi ni ngeen ni ko da nga ko tricher waa Yewwi Askan Wi ñoo ko fas yéene def pour la première fois dans l'histoire du Sénégal ou en tout cas dans l'histoire de Louga ci ngeen di gis candidat boo xam ne
kër gu ne dana ko fëgg ni salaamaaleykum man maay candidat Yewwi Askan Wi man la Laat Ndiaye waaw xam naa c'est utopique waaye incha allah lu nu ci mën danañ ko def ba kër gu ne da nga ñu gis ñu ni la ñun la te danañ takk suñuy dàll takk suñuy tig-tig ak suñuy plastique ànd ak xale yi fas yéene wax ak wàllu ga donc kon bu boobaa aussi danañ am occasion wu kenn ku ci ne la nga xam ne si moo la soxal ci programme bi incha allah dinañ la leeral ndax xëy na am lu bëree bëri waroon nañ ko wax lu bëree bëri waajoon nañ ko waaye jotaay bi moo ko mayewul jotaay bi moo ko mayewul mi di sant gërëm ñi nga xam ne ñu ngi seetaan bitim réew muy waa diaspora ñooñu nga xam ne ñoom man nee naa ñooy samay premier partenaire ñoom la ñu yaakaar ci xeex bi ñoom la ñu yaakaar aussi bu xeex bi jàllee ba nu gagné incha allah pour investir dëkk bi incha allah li doyen Pape wax nag fa laay jeexale di wax ni ñun les politiciens aussi dañu war a xam ni en tout cas ñun les acteurs politiques laay wax plutôt dañu war a xam ni représenté wuñu 0,01% de la population lu tuuti lañu léeg-léeg ñuy wax ci wax joo xam ni la ngay wax ña lay dégloo la ko gën a xam fuuf léeg-léeg nga dugg ci domaine boo xam ne expert ba ko liggéey ci Louga moo la ko gën a xam fuuf mi ngi lay déglu et cetera moo tax lépp lu ñuy wax rek aussi dañ koy wax en toute humilité aussi di wax ni ñaari mbir experts yi nga xam ne ñoo ngi ñuy déglu te xam ni am nañu vision ci ay domaines yoo xam ne bëgg nañu ñu approfondir ko wala amoon nañ ci ay solution wala travailler woon nañ ci nañu ñu contacter fu ñu mën a nekk dana leen fa fekk def ak ñoom ay séances de travail ñu dolli ñu xam-xam ñu échanger ak ñoom jël loolu nga xam ne seeni solution lañ wala lu ñu gis ñu dugal ko ci programme bi donc kon ñoo ngi woo bépp doomu Louga boo xam ne yaa ngi ñuy dégg bépp doomu Louga bu nga xam ne am nga xam-xam bëgg nga dëkk bi dox wala amoon nga projet boo xam ne ba nga ñëwee bloqué nañ la ndaxte jiitalu ñu woon intérêt Louga ci loolu ñu ngi lay woo ni la projet bii ñuy woote muy Louga avant tout nga xam moom lañ tuddee suñu projet ñun personnel maa ngi ciy jégalu nag ndax xëy na am na loo xam ne jotuñu ko sax waxtaane ci biir Yewwi Askan Wi waaye incha allah danañ ko waxtaane pour xool sax ba xam tur woowu la ñuy continuer en tout cas maintenant mais en tout cas le fond de notre idéologie mooy jiital intérêt Louga ci lépp moo tax képp koo xam ne yaa ngi ñuy dégg am xam-xam am mën-mën na nga ñëw ànd ci ak ñun ci combat bi ñu ngi ci woo ñëpp di ci woo diaspora di ci woo borom xam-xam yi di ci woo aussi borom am yi ñu jàppale ñu ci aussi kon maa ngi sant ñëpp di sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñu déglu donc mu très bien mais vraiment bëgg naa ci li nga xam ne moo xew merci ñi ñu ko defee tey tëjee message ba ma waxoon dara du mel ni na woon waaw dara dootu mel ni na woon te yeeg yéen nag yéen ñu ci dimbali journalistes yi fexe leen ba borom njekki koppati yeeg gars yi kenn ku ci ne na ñëw wax lam nar ci Louga ak lam bëgg ci Louga bu jaree aussi ngeen dajale waat ñu ci beneen format boo xam ne bu ma toogee nii Moustapha toog ne Mamour toog keneen toog kenn ku ne wax li nga namm ñu confronter ay idées kenn ku ne nag ñu dugg ci ay détails incha allah jërëjëf merci beaucoup merci à Abdourahmane Ndiaye tey moom la ñu amoon grand entretien ci en direct ci Louga TV ak ci Ndiambour TV maandoon ak Abdou Paline Badara Mbaye di journaliste nekk ci Ndiambour TV suñu doyen Pape Diakhaté moom it di journaliste bu mag ñu doon ànd ci taxawaay bi ñi ngi àndoon ak Cheikh Fall ci réalisation bi ci Ndiambour TV As ci Ndiambour TV ci caméra bi Mbacke Mbodj ak Ablaye Lo ñoo nekkoon ci Louga TV ak Bas gërëm nañ leen bu baax gërëm bu baax a baax président Abdourahmane Ndiaye ci disponibilité bi c'est le grand entretien ni mu ko waxee noonu la oui président. ci gërëm beeg sant bi damaa santul sama baay. mu baay Thiam. nga xam ni moom expert la ci dëkk bi ci développement wu dëkk bi expert la ci dama koy sant ndax tey dafa jël yitteem yëpp ñëw tey fekke jotaay bi lépp li ngeen di dégg ñu koy wax ci conseil de quartier. projet ba moom mii moo ko bind. jox ko Aminata Mbengue Ndiaye. conseil de quartier bi ngeen di dégg fii ci réew mi fu ngeen ko dégg ñu koy wax moom ñu ko bind mi ngi nii voilà moom it bismillah. La fonction de la presse quand même c'est d'informer les populations. Donc la tâche qui vous revient, n'est-il pas possible d'organiser un débat entre les leaders qui demandent effectivement la municipalité? Il vous appartient, vous, de la presse, d'organiser ce débat. Je vous remercie.
merci à Grand Thiam merci à tous ceux qui nous suivaient ñu ngi gërëm bu baax Grand Thiam di wax ni li mu wax incha allah dañ ko bàyyi en considération en tout cas c'est un appel que l'on lance à tous les candidats yi nga xam ñoom ñoo bëgg a daagan baatu askan wi ci élection yi ñu jëm ngir ñu ñëw ci débat ak Abdou Lahad nee na d'accord na ñeme naa bëgg naa toog ak ñoom ñëpp ñu toog kenn ku nekk teg sa programme ñu xam fan lañ jëmee Louga et ça ce serait en tout cas important grand entretien dina ñëwaat incha allah prochainement gërëm bu baax ñi doon seetaan ci diaspora bi fii ci Louga ak ci bitim réew ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant c'était le grand entretien on vous donne rendez-vous très prochainement ci Louga TV ak ci Ndiambour TV